benn waxtu ci télévision Futur Média mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg gi ak ponk yi ca gën a fës conseil constitutionnel moom dàq na lii direction générale des élections bëggoon ngir rek ñu daal dàq liste majoritaire bu Yewwi Askan Wi fii ci Ndakaaru maanaam mu bañ a bokk ci élection législative yi nu dëkkmal lu ci mën a am dinañ ci dikkaat moom conseil constitutionnel itam dàq na requête yu coalition Yewwi Askan Wi ak Gëm sa bopp ñoom it ñu doon sàkku rek ñu daal di neenal liste Benno Bokk Yaakaar Alioune Tine rafetlu nag dogal li nga xam ne conseil constitutionnel jël na ko ngir rek daal jàmm am ci réew mi am itam ci politique bi moom mi jiite Africa Jom Center nee na daal bu fekkee ni dafa am loi yoo xam ne dafay indi fantasiro ak itam fitna cim réew jot na ñu teg ko fi suuf xool yeneen coalition jàmmi gox yi ñoom it daal ànduñu benn yoon ci dogal bi nga xam ne conseil constitutionnel jël na ko mu aju ci seen mbir ak na mu ko dàqee ndax dañoo gis ne li tax mu dàq ko dañ ne daal moom recours bi ji boppam ki ko dugal du mandataire titulaire bi daan waxtaane loolu yëpp ak itam Gëm sa bopp bi ñu dàq ak maître Abdoulaye Tine ak xalaat ba mu ci am Abdoulaye Cissé lañ fas yéene àndal ci waxtaan wi Abdoulaye maa ngi lay nuyu. Yaafati maa ngi lay fay. taskatu xibaar la fii ci groupe Futur Média dinañ ñëwaat ci juróom-ñetti dogal yu conseil constitutionnel yi nga xam ne moo wàcc ci aju ci élection législative yi lee beneen ponk mbokk yi muy biennale bi nga xam ne moom mooy am fii fee nag ca exposition ya wane nañ fa liggéey bu am solo ñaari artistes di ay doomu Sénégal daal di lañu fësal li nga xam ne moom mooy Colobane jaarale ko ci seen exposition mu mel ni soo koy seetaan tey mel ni sax yaa nga foofee ca Colobane mooy liggéey boo xam ne Ibou Diouf lañ ci fas yéene àndali ci yenn kaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen taaxit lu mbokk yi ma ñëw ñu faram fàcce. rafetlooti seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futur Média xibaaru diggu bëccëg gi mbokk yi dañu koy doore ak nanu ko jundee conseil constitutionnel moom nag daal dàq na direction générale bi ñu dénk lu jëm ci wàllum élection mu aju rek nag ci la ñu bëggoon ñoom mooy direction générale des élections maanaam ñu daal di rek neenal liste majoritaire bu Yewwi Askan Wi fi ci Dakar ci gàttal mu bañ a bokk ci élection législative yi ñu jàpp weeru sulet bi ñu dëkkmal lu ci mën a am conseil constitutionnel itam dàq na ñoom it coalition Yewwi Askan Wi ak Gëm sa bopp lu ñu bëggoon ñoom it daal Benno Bokk Yaakaar bañ a bokk ci yooyu élection législative mu mel ni coalition yi ñu naan jàmmi gox yi ak ànd nawle ànd liggéey ñoom it daal dañ leen a neenal Ibou Kane moo nu tënkal yooyu le dogal. coalition Yewwi Askan Wi dina samp ndëndëm ci département bu Dakar ci falub député yi ñu dëgmal. conseil constitutionnel mujj na ko jox dëgg gannaaw bi direction générale des élections neenale ab listam jàppoon ne parité bi respecté wuñu ko woon. conseil constitutionnel ne lu ni mel teguwul ba tax na sax mandataire am jamono ji conseil bi may na ko mu daldi soppi dindi yenn tur yoo xamante ne ci ñi démissionné woon la ba tax parité bi respecté wuñ ko woon ci liste départementale am. lu jëm ci recours bi nga xam ne benn pàcc ci opposition bi dañ ko dugaloon ngir ñu neenal liste coalition Benno Bokk Yaakaar ndax ay parrain dañoo ëppoon conseil constitutionnel bi mujj na neenal ñetti recours yooye yépp ñu dugaloon. conseil bi jàpp ne acte yi nga xam ne ministre bi yor wàllu élection yi moom moo ko jël sukkandiku ci article L79 L180 ak loi organique 183 bu code électoral bi neenal acte yooyee rek la mandataire yi mën a contester. mu nekk kon nouvelle bu neex ci coalition Benno Bokk Yaakaar nga xam ne listam googu kon dina bokk ca jongante ga wante wute lool ak coalition Gëm sa bopp mi nga xam ne conseil constitutionnel bi dafa mujj neenal moom it recours am gannaaw bi direction générale des élections dàqee ab listam ne ay parrain jaarale wu ko ci yoon. Ibrahima Kane moom lañu àndaloon ci leeral boobilee Benoît Sambou mandataire Benno Bokk Yaakaar mi ngi ci buumu jokkoo gi maa ngi lay nuyu Benoît Sambou.
mu mel ni rëcc na du ñàkk ñu jëlaat ko laata xibaar yi di jeex Abdoulaye Cissé li ñu mën a jàpp daal moom mooy kon dogal bokk na ci juróom-ñetti dogal yu conseil constitutionnel nga xam ne moom mooy Yewwi Askan Wi ak Gëm Sa Bopp lu ñu bëggoon ngir Benno Bokk Yaakaar bañ a bokk ci élection yi amuñu ko. waaw amuñu ko ñu jàpp ni conseil constitutionnel tontu na ci forme bi ndax bu koy rejeté. ci forme bi ci ne recevable. ci forme bi la njëkk a sukkandiku. mais ci li nga xam ne nit ñi moom lañ bëggoon mu juger ko maanaam ci. déposé nañ parrainage yu ëpp ndax moom la gars yi doon contesté. dans le fond ne comme déposé na lim bu ëpp dañu war a neenal listam. ci lu ñu doon wax mooy sax jurisprudence gàkku. loolu conseil yi àttewu ci. dafa ne rek. recevable lul parce que li ñu mayee pour ñu contester ko mooy li nga xam ne mooy acte ministère de l'intérieur posé di filtre bu njëkk bi xamuñu nag ndax am na beneen jéego boo xam ne gars yi mun nañ koo teg pour ne fond bi nga xam ne moom la ñu wax ci ne ñii déposé nañ nombre yu ëpp te war nañu annuler seen liste est-ce que conseil dina ci àddu am déet beneen bi nga xam ne bëggoon nañu ñu annuler ko mooy te boobu silence la ba léegi mooy ci parité bi nga xam ne liste suppléant wu Benno Bokk Yaakaar respecté wu ko woon. amuñu ci dogalu conseil constitutionnel mais peut-être recours moo ci aajowul woon parce que bi gars yi di def recours. bokk na feeñagul woon ci ni respecté wuñu parité bi. yooyu yëpp kon ay questions la fi nekk en suspens te tontooguñ ci ba léegi. très bien dinañ ci ñëwaat ñu xoolaat ba xam Benoît Sambou jekk na ci bu mu jokkoo gi Benoît Sambou. di fàttali ne moom mooy mandataire bu Benno Bokk Yaakaar ni ñu ko waxee ci dogal bi Yewwi Askan Wi ak Gëm Sa Bopp ñaari coalition yoo xam ne daal dañu dugaloon rek ay recours maanaam ngir rek liste Benno Bokk Yaakaar boobu bañ a bokk ci yooyu la jongante ndax lu jëm ci wàllum parrain da caa amoon lim boo xam ne dafa ëpp ba jéggi daayoo mu mel ni Benoît Sambou mujjeewul antu amaana dinañ ko amaat ci biir xibaar yi ñu des ba tey ci élection yooyu fàttali ne Abdoulaye Cissé moo ñu fas yéene gunge ci pàcc bu njëkk bi ñu waxtaanee dogal yi nga xam ne tukkee na ci conseil constitutionnel aju rek nag ci élection législative yi nga xam ne tàmbaleegut waaye moo ëpp coow fi mu ne nii maanaam coow topp na ko Alioune Tine moom rafetlu na dogal yi nga xam ne conseil constitutionnel jël na ko lu aju rek nag ci mbir moomee dafa jàpp rek ne yenn dogal yi gis nañu ne day tax jàmm am ci réew mi akuk dal rawatina lu jëm ci wàllu politique moom mi jiite Africa Jom Center la mu wax rek nee na daal bu fekkee ne ab loi dañ koo teg ci réew ngir muy indi fitna boobee loi wares na koo teg ci suuf te xooli leneen Alioune Tine la ñuy teewlu ak Chérif Dia. leadership politique bi muy opposition muy bu pouvoir ñu am ay attitude ak ay discours yoo xam ne day taal dëkk bi parce que tey Sénégal dafa nekk réew moo xam ne dañ ko teg bët lii nga xam ne moo fi nekk ci alal ak ay ressources ñu bari dañ ko soxla occidentaux yi dañ ko soxla djihadistes yi dañ ko soxla. mën nañu moytuwaat leneen buy ñëw parce que gis nañu lu xew situation politique léegi su grawee rek nga gis militaires yi génn donc loolu yëpp leadership politique bi toute tendance confondue war nañ ko xool ba nga xam ne ñoom seen génération du génération bi nga xam ne mooy yàq démocratie fii ci Sénégal. conseil constitutionnel. ñun duñ ko wax lan lay def ak lum dul def waaye na seet lii nga xam ne mooy jàmm réew mi lii nga xam ne mooy suñu démocratie ñu yëgal ko lii nga xam ne mooy suñu état de droit ñu améliorer ko lii nga xam ne mooy intérêt supérieur de la nation loolu yëpp paix sécurité yooyu yëpp da koy ëmbaale ci biir. loi buy taal dëkk dugalal ci poubelle ba rek ngeen toog waxtaan. aywa Alioune Tine moo nekkoon ganu informateur ci télévision Futurs Médias mu mel ni Déthié Fall moom lañ bëggoon a àndal ci bu mu jokkoo gi waaye moom it dafa mel ni antoogul moom mooy mandataire Yewwi Askan Wi Abdoulaye Yewwi Askan Wi dañ ko may mu defaraat listam ci Dakar fi mu ne nii mënees na njortu ne yooyu élection moom mën na cee bokk contrairement à bruit beeg coow yi doon am. On reprend les termes exacts du Conseil constitutionnel. Autorise la coalition Yewwi Askan Wi à remplacer et à substituer les deux démissionnaires. li nekkoon problème bu Yewwi Askan Wi nag ñu fàttaliwaat ko. ñàkk a respecté parité bi benn la ci woon. ñàkk a respecté parité boobu nag
est-ce que ba léegi dañoo nekk ci kaawu booy remplacer góor nga remplacer ko par góor ça revient à dire que liste boobu du respecter parité toujours waaye nag ci cadre remplacement bi est-ce que dinañ leen may ñu rectifier li ñu bëggoon a rectifier maanaam fi ñu juumee woon te respecté wuñu parité ñu rectifier ko am déet yooyu aussi ba léegi ay silence la yoo xam ne décision yi conseil constitutionnel bi rendre eggu ci du ñu jiite paaka nag ci mbarma li ñu leen mayegum pour l'instant mooy à substituer et à remplacer mais est-ce que correction bi mën naa egg ci fu ñu defoon góor ñu def fa jigéen parce que loolu gën a nekk problème. Très bien Benoît Sambou finalement mu ngi ci bu mu jokkoo gi ñu ngi lay nuyu mandataire Benno Bokk Yaakaar li ñuy njëkk a laaj mooy sa gis-gis ci conseil constitutionnel ak dogal boobu mu jël ndax xam ngeen ne Yewwi ak Gëm Sa Bopp dañoo dugaloon ay recours ngir rek Benno bañ a bokk ci élection yi lu jëm ci ay parents yu ëpp ak lu ni mel la woon. waaw damay wax ne nag damay leeral ni sama réaction bopp la. En tant que mandataire et responsable politique koo xam ne yàgg na bokk ci li ñuy defaree code électoral. Donc loolu bokkul ak réaction bi nga xam ne parti bi mën na kaa am ak coalition Benno Bokk Yaakaar. Tout à fait. may wax ne d'abord ñun ay républicains lañu bépp dogal boo xam ne jóge na ci justice dañu koy nangu il faut que leer. bu dee mën nañ def recours ñu def recours mais comme décision conseil constitutionnel amul recours dañ li nangu li nga xam ne moom la conseil constitutionnel wax. ci mbiru parrainage bi. jàpp naa ni wax dëgg yàlla. li ñu wax ci rejeté recours réquêtinier jàpp naa ni ci yoon lañ ko teg parce que dañ fi am yeneen lu ñu fi gisoon parce que opposition. fu mu sukkandiku woon ci arrêt Gakou kii nu mu décision bi nga xam ne moo doon moo defoon liste Gakou du benn parce que Gakou yeggali na parrainage ba mu mat sëkk donc kenn mënul sukkandiku ci naan dañ koo dàq ndax affaire parrainage dañ koo dàq parce que dafa bëri doublon ñu mayaat ko mu dem mu andiwaat yeneen doublon looloo tax ñu dàq ko ça n'a rien à voir ak ëppale na woon deuxièmement liste yu bëri ëppale nañ seen parrainage ci dépôt bi yu bëri mais dañoo waxul du Benno Bokk Yaakaar rek yeneen liste ëppale nañu mais comme ministre bi dafa jëloon arrêté ne képp ku ëppal wéer ko nag ci li ñu dund ak conseil constitutionnel 2019 ne képp ku mu ëppal ku ëppal duñ ko toppatoo ba booy ñëw tamit di déposer ñu wax loolu leer sa parrainage bu ëppee tamit duñ ko considérer donc li ñuy considérer mooy limite bi nga xam ne maximum ba nga xam ne moom la loi bi permettre donc amul problème c'est que waa Yewwi Askan Wi dañ bëggoon parloo andi ak Gëm Sa Bopp ak ñooñu dañ bëggoon jaxase xelu nit ñi rek comme d'habitude mais y avait aucun problème à ce niveau. Très bien Benoît Sambou ñu koy jaajëfal bu baax mu nekkoon gis-gisam ni mu ko waxee moom nag waaw acca da nga ci bëgg a yokk leneen. dafa mel ni Benoît Sambou dem na li ma ko doon waxee sànq rek moom mooy mandataire wu Benno Bokk Yaakaar mais li mu wax ne moom la engagé Abdoulaye Cissé. waaw mais bu ñu taxawee rek vraiment ci décision yi. c'est important. Décision 1 moo rejeté recours Yewwi Askan Wi ak coalition Gëm Sa Bopp ak Babacar Mbengue en tant que électeur def recours conseil bi rejeté recours Babacar Mbengue en tant que électeur parce que nee na mandataires yi rek ñoo mën a def recours donc boobu ñu rejeté ko yeneen yi bu Yewwi Askan Wi ak coalition Gëm Sa Bopp conseil bi ne acte yi nga xam ne ministère de l'intérieur posé na ko rek la ñu mun a contester te comme ñoom seen contestation demul woon ci loolu kon c'est irrecevable moo tax aussi foog ñu déggoo ci li nga xam ne ni moom la ñuy wax Benoît xaw na xaabaabal ci ne conseil bi rejeté na li gars yi doon wax ni suñu parrainage dafa ëpp loolu eggu ci vraiment eggu ci maintenant n'empêche rejeté na recours yi nga xam ne defoon nañu ko parce que adduwul ci fond bi très bien adduwul ci fond bi Déthié Fall mi ngi ci buumu jokkoo bi moom nag mooy mandataire Yewwi Askan Wi Déthié maa ngi lay nuyu
aywa mu mel ni gis nañu dogal yi nga xam ne tukkee na ci conseil constitutionnel bokk na ca li ñu autorisé Yewwi ñu defaraat liste yi ci Ndakaaru naka lay demee defaraat liste yooyu parce que xam nañu ne am na ñaar ñoo xam ne dañoo démissionné woon ci liste yi naka lañ leen di remplacer góor a leen di remplacer jigéen ñi leen di naka lay demee foofu bu ñuy defaraat liste yi. waaw je pense que li ñu waxoon ci ni ñu koy remplacer loolu lettre la bu àndoon ak recours bi nga xam ni moom la ñu dugal conseil constitutionnel. dañu dugaloon ñaar ñi nga xam ni ñoom ñooy démissionné ak ñaar ñi nga xam ni ñoo leen di remplacer. et tur yi xam nañ leen donc ci loolu la conseil constitutionnel génne décision ni direction générale des élections daf ñu war a bàyyi ñu remplacer ñooñu kon loolu wax ju féete suñu ginnaaw la xëy na bu fekkoon ni direction générale des élections defoon li waroon xëy na coow li du yegg fii ndaxte nit mënoo ko maintenir ci liste te du coobareem yow mi foofu ngay liggéeyee boo bëggoon démissionner nit mënu la fa maintenir lii mën a nekk rek mooy ñu wax nan la ñuy accompagner sa démission yan condition ngay demee wante toogal par force nit mënu la ko imposer et loolu la conseil constitutionnel wax et ñoom aussi xamoon nañu leen de wax ñaar ñi dañuy démissionner yan ñaar ñoo leen di remplacer kon di rafetlu décision bi di wax ni ñun daan fa dem yóbbu liste bu bees boobu conseil constitutionnel sax am na ko ndaxte joxoon nañ leen ko bi ñuy déposer recours bi bu ko defee Yewwi Askan Wi mën a compétir dans le département de Dakar di remercier nag sénégalaises yi ak sénégalais yi ñu nekk ci biir réew ak bitim réew ci taxawaay bi ñu am boobu ba tey bi mbir mi amee comme li ma koy waxee rek développement Sénégal mënul am te demuñu ci ak esprit wu soldat mooy même boo daanoo nga continuer di xeex continuer am taxawaay ci li nga xam ni moo la tax a jóg te loolu la sénégalais yi ak sénégalaises yi wane di féliciter suñu avocat yi maître Bamba Cissé di féliciter suñu conseil yi le professeur Ngouda Mboup ak le professeur Abdoul Aziz Mbodj mais également yenn juristes yi comme Thioye Ba Moussa Tine ñi ci liggéey ñëpp mais également di féliciter les leaders de Yewwi Askan Wi Khalifa Ababacar Sall Ousmane Sonko madame Aïda Mbodj ministre d'État Habib Sy Cheikh Youm ci seen taxawaay boobu ba tey di xamal aussi ni combat bi jeexagul ndaxte ñaari recours la ñu dugaloon benn bi mooy pour liste de Dakar. Très bien. beneen bi mooy rejet wu liste Benno Bokk Yaakaar ndaxte ñoom dañoo ëppal pare. Très bien. bi ñu koy dugal nag xamoon nañu ni waxtu bi jotagul mais tactique la woon pour xamal ni lii mi ngi ñëw. loolu la conseil bi waxee ni ñoom mënuñu recevoir recours boobu ndaxte pour ñu recevoir ki il faut que décision am. kon bu ñu publier liste Benno Bokk Yaakaar rek ñun daanu dellu réintroduire recours ndaxte ñoom dañoo ëppal pare te jurisprudence Malick Gakou mi ngi fi ku ëppal pare daanaka waroo bokk ci élection. jërëjëf kon foofu lañ toll. di leen gërëm di leen sant. merci beaucoup jërëjëf mu nekkoon Déthié Fall mandataire bu Yewwi Askan Wi mu mel ni Abdoulaye moom sàq mi ne sa lañ ci sànq ñu wéyal ba tey xibaar yi wax itam ci coalition jàmmi gox yi moom it dogal bi nga xam ne constitutionnel jël na ko mu àcc seen ëpp recours àndu ci benn yoon ndax da leen a neenal moo ne day nee na lañ leen jox teg ko ci seen loxo dañ na leen mandataire titulaire bi nga xam ne moom moo waroon a yóbbu mbir mi yóbbu ko loolu daal lañ leen teg ci seen loxo te loolu ànduñu ci ñu teewlu seen tête de liste muy Fadel Barro. dafa juum te njuumteem gi mi ngi jugee ci direction générale des élections ndaxte conseil bi def nañu yéen seen mandataire principal déposé wul seen recours bi donc du ma ko mën a saytu wante li yàlla di def mooy ne suñu mandataire principal Massiré Diémé moom moo déposé dossier bi li nax conseil bi nag mooy ne DGE moo juum bam ñuy defal notification de rejet bi daf ko def ci turu suñu suppléant bi nekk turu Jean-Pierre Correa ñun comme xam nañ ne ñoom dañoo juum te mayuñ ñu fu ñu ko waxee ñun ñu fonk loi bi dem déposer suñu recours ci suñu turu mandataire principal Massiré Diémé
njuumte googu nag jugee ci direction générale des élections moo topp waa conseil constitutionnel ñu ne ñu yéen seen dossier bi ñun duñ ko xool loolu nag njuumte la ci ñoom waaye lii wolof naan bëtum ki ñaan dafa bem-bem ba du gis xar baax ndaxte ñoom wéykat baa ko waxoon Babacar Thiam ñoom dañoo dem bëgg ñu yàqal ba gisatuñ sax ràññeetuñu lii loi ak li dul loi ndaxte buñ ñu laajoon wala ñu demoon xool suñu dossier bi danañ xam ne li ñuy conseil constitutionnel di laaj maanaam ne seen mandataire principal bi na déposé ñun loolu lañ saxoonteeg ndax suñu mandataire principal bi Massiré Diémé moo ko déposé léegi nag li ci des mooy ne suñu avocat yi ñu ngi bindal rabat d'arrêt ñu yóbbu ko léegi ca cour ba comme ça ñoom ñu rectifier erreur bu ñu def ndax incha allah li yàlla def mooy ne jàmmi gox yi moom dana bokk ci aywa ni ñu dàqee jàmmi gox yi itam noonu la ñu dàqee gëm sa bopp bu Bougane Gueye Dany lu ci mën a am direction générale des élections moom it daal bi mu jëlee dogal bi def na rek lu jëm ci wàllum parrain dañ caa amutoon lim bi ñu laaj layokat bi di Abdoulaye Tine moom àndu ci benn yoon ci dogal boobu conseil constitutionnel jël ñu teewlu ko. coalition boobu dugaloon nañu recours. jàpp ni en tout cas contrôle maanaam nu ñu saytoo mbirum parrainage yi jaarul yoon et que seen logiciel boobu maanaam nekkul logiciel bi nga xam ne dafa mucc ci ayib ñu ngi doon sàkku ci ëttu àttekaay bi mu saytuwaat mbir mi conseil constitutionnel nag décision boobu nga xam ne moom la génne dogal bi ñun ànduñu ci parce que liggéey nañu ak gëm sa bopp ak Yewwi ci seeni recours et jàpp nañ ni ñoom ils l'ont préparé sérieusement dossier bi nga xam ne moom la ñu jébbal conseil constitutionnel lépp ñu ci woon pour mu sukkandiku ci pour saytu mbir mi lu ñu ko doon ñaan moom mooy lu ko coalition bi doon ñaan mooy mu xool ndax maanaam logiciel boobu ak base de données bi am na fiabilité am na sincérité conseil bi defu ko dafa préféré bañ a def dara maanaam sukkandiku rek ne Sénat ña nga fa woon ak yeneen membre conseil yi ci commission bi et que loolu doy na ko loolu dama jàpp ni du noonu la ñuy rendre justice. mu nekkoon maître Abdoulaye Tine mu wax ci lu ni mel di fàttali rek laata ñu jox Abdoulaye mu tëj ne waa gëm sa bopp ñoom it dañu tase ak dinañ janoo taskatu xibaar yi ci kanam naka noonu itam Benno Bokk Yaakaar moom it nee na 16h ci seen makkaan waaye gëm sa bopp itam ñu ngi wax beneen xibaar bu tiis muy mbër mi di Akon jege ñaale Bougane Gueye Dany dafa faatu sànq ci yor ñu koy jaale itam waa axlu làmb waaye di ko jaale bépp jege ñaaleem Abdoulaye Cissé dégg nga Fadel Baro li mu wax xel dal na wala xel tey na foofu. waaw bu ñoom Fadel Baro bi problème la. mais vraiment problème la parce que xam nga lu tax. conseil constitutionnel dafa motiver décision am. ci ne du mandataire bi. moo déposé recours bi. alors fi mu sukkandiku nag dafa citer. décision wu notification bi nga xam ne ministère de l'intérieur def na ko DGE. décision boobu ñu ngi ko notifié ku tudd ma la joxe sant bi rek parce que tur bi gudd na te en abrégé la monsieur Correa. il se trouve que monsieur Correa par acte yoo xam ne gis nañu ko mandataire adjoint wu coalition jàmmi gox bi la. ça ci document yi nga xam ne gis nañu ko seen mandataire adjoint la xamuñu nag fan la DGE sukkandiku. ministère de l'intérieur plutôt. ba notification boobu mu def ko mandataire adjoint bi donc conseil constitutionnel. mu gis loolu ne waaw man kii mooy mandataire adjoint bi ci décision bi nga xam ne ñoom indi nañu ko. ndax décision ba dañ ko boole ci li ñuy defee recours. conseil constitutionnel ne comme du kii mooy mandataire bi rejeté nañ ko. mais il est établi que jàmmi gox yi. Massiré Diémé la def mandataire titulaire. donc fan la erreur bi amee certainement. ci côté ministère de l'intérieur la. ñoom ñi notifié le rejet au mandataire adjoint loolu nag. xëy na am na yoon pour lijjanti ko. ñoom bu ñu prouver ci kayit yi nga xam ne jot nañu ko effectivement ci ne Massiré Diémé mooy seen mandataire titulaire et que monsieur Correa Jean-Pierre Correa. mandataire adjoint la du kooku le ministère de l'intérieur waroon notifier rejet bi. décision yi 8 la mënoon nañ cee jukki bu nekk mais jaru ko yu ci bëri. ci parrainage yi la ñu leen recalé ñu contesté soit ñu ne arrêté bi nga xam ne ministre de l'intérieur moom la fixé nombre de parrainage yi. arrêté boobu la ñuy attaqué comme par exemple gëm sa bopp lu mu def ci décision 2. ne arrêté boobu la ñuy contesté wala boog sax coalition ànd jëf. Nasru moom it bu Decroix
defoon na recours. ñu rejeté ko moom it ci parrainage yi la aaju woon ak bi nga xam ne nii mooy bu Serigne Mboup. ànd nawle décision 4 moom it mais li ñuy jàpp Fati mooy. ndekete jeexagul parce que boo jëlee décision numéro 1. nga gis ni conseil àddoogul ci. surplus su Benno Bokk Yaakaar. te waa Yewwi Askan Wi ñu ngi ci taxaw ba léegi. sans présager de lan la décision bi di doon. mais aussi xëy na présager bu ñu ci Yewwi Askan Wi est-ce que mën nañoo substituer ci seen correction góor ak jigéen. parce que boo fekkee ni góor ngay remplacer par góor jigéen nga remplacer par jigéen. du paritaire par rapport ak liste ba ñu njëkkoon déposé mais yooyu yëpp danañu xam nu ñuy mujjee. très bien mais fi mu toll nii jeexul. dernière question en 30 secondes sa gis-gis est-ce que le conseil constitutionnel il a dit le droit maanaam wax dëgg ak yoon wala dafa jël dogal yoo xam ne dafa bëgg indi jàmm ci contentieux politique bi. très rapidement Abdoulaye xëy na yoon moo sew. ba xaj fu ne. mais vraiment décision yi mën nañu jàpp ni. c'est vrai. décision apaisement la. parce que tey am na leneen loo xam ne bu génnoon. jamono ji peut-être du ñu toll fii sax. di woo gars yi ku nekk di dalal mais nag daf mel ni dañu reporter aussi. problème yi. très bien ba kañ ak ba fan. on verra bien. voilà l'avenir nous édifiera noonu lañ koy waxee merci beaucoup Abdoulaye Cissé yow la ñu àndaloon ci xibaar yi léegi ñu dem ci wàllum caada ak Biennale Dakar mu mel ni tey nag dañoo def taxaw seetlu ci liggéeyu ñaari doomu Sénégal soxna Binet Cissé ak Fally Sow ñoom nag dañoo rek daal di jaarale ci seen xarañte wane Colobane en miniature ci ab exposition Ibou Diouf ak Ibou Cissé. marché Colobane sa xel mënees naa dem ci marché bile muy marché bu xumb tamit ñu bëri ci askan wi di fa tase loole la Binet Cissé mi ak Fally Sène fësalaat ci exposition bile ñu jaarale ko ci cosaan ak aada lool la ñu duppee le chaos de Colobane. daanaka daal ñi nga xamante ne dañuy liggéey tey am tey di wut lu ñu xëy jaay di yëngatu daal di daan seen i doole donc ci loolu laay jéem a gëstu pour xool seen dund léegi ak ni ñu occupé dëkk bi ak décor bi nga xamante ne daal ñu ngi koy présenté. exposition bi tey li waay si def nii mooy marché Colobane ku nekk xam nga fan mooy marché Colobane ndax ku xëy suba da ngay dem marché soo demee marché ay nit yu baax nga fay fekk ay jaaykat nga fay fekk ay góorgóorlukat nga fay fekk yu ñëw di daan seen doole. ñu ne nag liñ ci jublu mooy fësalaat weneen xarkanamu Colobane loolu namit ñu faral di ko fa gis mu am solo lool ci dundinu askan bi. voilà ma représenté ci Colobane parce que fa laa juddoo fa laa yoroo fa laa màggee fa laa xam te li ma liggéey daanaka quartier boobu moom moo ma inspiré mën naa ni. artistes yi jàpp ne li ñu gis ci marché Colobane moo des nañ ko gise ci askan bi rawatina ci yeneen gox fii ci Sénégal wala tamit ci yeneen réew ci Afrique ñu ne lu am solo la ñu koy fësal. matière bi may utiliser yu may gis la rek yi nga xamante ne mooy daanu foofu ma xool ko mu may jàngal ma am ci njàngat yoo xamante ne daal jox na ma pour ma jël leen jëriñoo leen daal. tey il a montré que moom man li mu teg fii jaaykatu këriñ baa ngi ci jaaykatu ngooñ baa ngi ci car rapide baa ngi ci lépp ngi ci loolu day wone rek métier yi nga xam ne tey am na yu bari dañ ko fàtte mais suñu leen jëlaatoon dina créer emploi bu baax ci dëkk bi. Binet Cissé ak Fally Sène Sow sukkandiku ci Biennale Dakar bile ngir fësal seeni liggéey loolu ñu duppee le chaos de Colobane ñu gis ne rek lu am solo la te lu mat a fësal la moo tax ñu jaarale ko ci seeni liggéey bi la. Diouf Ibou Cissé ñu jaajëfal leen yegg si nañ ci ponk bu mujj li ci yéene kaay ak Modou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Yewwi Askan Wi yeewu Macky Sall ak waa këram ba ñu ne ngodd ci tànk yi la coalition Yewwi Askan Wi taxaw journal lay fa xëy bind ci xëta mu njëkk ne waaye Yewwi Askan Wi ñoo ngi waajal ab defante kumba am ndaye kumba ñàkk nday gi ñu ne direction générale des élections da ko doxale seen digg ak Benno Bokk Yaakaar moo tax ñoom waa Yewwi di waajal ab guerre nee nañu li wokku seen liste bi moo xuri liste Benno Bokk Yaakaar kon fu ñu jaar ak ñoom rek fa la ñu war a jaar ak waa Benno Bokk Yaakaar kii di Déthié Fall lañ fa nee nañu dafa far gedd bu dee direction générale des élections ndax jàpp na ne administration la bu bëgg a doon juge ba pare bëgg a taxawee taxawaayu conseil constitutionnel Khalifa Ababacar Sall dolli ci ne dama bëgg waa Sénégal xam ne direction générale des élections defuñu seen liggéey ni mu waree fonctionnaire yu ministère intérieur yi dañoo lajj ca fa ñu leen doon séntu mu ne mënuñoo gis lu ne weng ci seen kanam war ko lijjanti defuñu ko ba noppi taxaw naan dañu ñuy sanctionné ci loo xam ne ñëpp xam nañu ne ñoo nekk ci dëgg Khalifa ne li ñuy jéem du jàll lu mu jur ëllëg nag bu mu bett kenn ndax waxoon nañu ko na ku nekk jëli responsabilité ndax bëgguñoo bett kenn ku bokk ci ñoom bokkoo ne ca seen conférence de presse ba di Cheikh Tidiane Youm ni ñu ci yéenekaay bi Macky Sall ko nguuram jot nañu
taxaw ne leen basta ndax li ñuy bëgg a def mi ngi ëpp ñu ub boobi la yéene kay te ubbi beneen mu di le vrai journal mi ngi ñuy xamal ne waa Yewwi Askan Wi nàmm nañu seen ngànnaay ba mu ñëw par parloo gu ñu gis ci doxalinu direction générale des élections la ñu àndul ba tax ñu taxaw ne dañu koy xeex Vox Populi nañu Yewwi si ñu maanaam radicalisé wu nañu kenn ci ñoom waa Yewwi Ousmane Sonko moom fipp na di rébélé wu ci déclaration bu mu def démb fa la waxee ne nañu mobiliser ñaari téeméeri junni doomi aadama di 200,000 personnes lu mu néew mu ne suñu décidé ne dañuy dox dem pale ba génnee Macky Sall dañu koy def moom Ousmane Sonko wax na it ne wax jeex na il faut que dañuy takku taxaw jàmmaarlo ak Macky Sall jëli ko fi ndax Macky fitna ko defante la xam l'observateur nañu waxam jooje di xelle mi ak woon nit ñi ci fitna mu di appel à l'insurrection Ousmane Sonko nee na ku ko wax waxi appel à l'insurrection it yoonam nekku ci lim wax moo ko wax na ko te da koy assumer Abdou Karim Fofana tontu ko ci l'observateur moom Ousmane Sonko tontu lu saf sàpp Abdou Karim Fofana nee na wal observateur muy Ousmane Sonko di waa Yewwi Askan Wi seen jëfi cuune ji mu def ba lor seen bopp loolee la ñuy seet nu ñu ko nëppalee mu ne ku leen di dégg ñuy wax da ngay xam ne ñii bëgguñoo dem ci élection soit nañu sagara ngay xeeñ ndax waa Yewwi Askan Wi seen candidat bu jigéen bi ñu bëggoon a remplacer ndax dañu ko investir ci liste titulaire yi investir ko ci liste suppléants yi ñu bañal leen loolee moo tax ñu ne ñoom pare nañu ngir lépp lu mu laaj nañ ko def waaye liste bi moom dafay jàll kàdduy Cheikh Tidiane Youm ci xët mu njëkk Source nee na bu dee conseil constitutionnel dafa wax ne dafa incompétent ci mbir mi askan wi ñoom danañu jóg wan ko ne ko incompétent wuñu le témoigné nañu ñoo ngi xaar dogalub conseil constitutionnel dogal ba waddagul waaye dënn yi tàmbali naa ju xaat fi ñu tollu tembe waaye Yewwi Askan Wi nee nañu xanaa ay élection bañ a am ci réew mi waaye booy élection amee gisuñu lu leen cey tee mën a bokk fépp ci réew mi nag conseil constitutionnel li Sud Quotidien jàpp mooy mi ngi yokk ci xar mi karaw ne heure bi waroon naa fekk mu joxe li mu dogal ci recours yi ñu ko jox délai bi ko yoon may jeex ne te ba léegi déggaguñ leen ñoom juróom-ñaari sage yi professeur Ngouda Mboup bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru di dëggal ci xët mu njëkk Sud Quotidien conseil constitutionnel weesu na délai bi ko yoon may ngir mu statuer ci mbir mu ni mel heure bi waroon naa fekk mu wax ci ñu wax ci journal L'As mi xëy di ñu wax ne leader yu Benno Bokk Yaakaar yi ànd nañu ci ni Macky Sall xalaata doxale investiture yu Benno Bokk Yaakaar yi ci législatif yi ñu jëm lu jëm ci moom Macky Sall journal La Tribune mi ngi ñuy xibaar ci page 2 ne am na ay jeunes yu nekk ca Casamance yu taxaw temm ci jàppale ko ba taxawal li ñu tuddee ànd taxawu Macky Sall ca Casamance mouvement la boo xam ne doomu Casamance ji di Wandi Fadrami moo ko jiite ay jeunes militants yu APR ak yu nekk ci yeneeni parti ci mouvance présidentielle bi ñoo ca nekk yéenekaay bi dañu keroog ba ñuy lancé mouvement bi ñaawlu nañu fa li ñu ne moom la Ousmane Sonko di def mu di jëfandikoo Casamance ngir wut doole ci politique bi mouvement ànd taxawu Macky Sall ca Casamance nee nañu Ousmane Sonko na noppalu ndax li woon dootu amati ca Casamance ma bàyyeekoo Casamance tàkk ca Tëngéej ubbil Libération benn xale bu am ñeenti at la tantam tàngal dëwleen ba mu tàng sotti ko bi ñu ko laajee lu tax mu def jëf ju ñaaw ji li mu xamle moo di xale bi dafa bari wax te booy wax ak moom du déglu libé nañu bi mbir mi xewee dañ ko doon jéem a nëppal waaye dafa am ku woote weer leen moo leen feeñal brigade protection des mineurs jot ci coow li ba dem jàppi tante ja Mouhamed Ndiaye ñu sant ko bu baax gërëm ko sant leen yéen tamit ci seen safo seen ànd ak seen qualité léegi Midi Plus day wéy ak Pape Cheikh desandi leen ak programme yu télévision Futurs Médias ñu yendu jàmm